parti seen beneen numéro ñu wax ci tey dafa ñëw ci domaine santé ñuy dalal docteur Mounir Dia di médecin cardiologue nekk expert en hypertension artérielle waaye itam di enseignant et formateur en cardiologie nekk secrétaire général bu SOSECA tey ñu ñëw di waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne mu ngi aajo ci feebar bi ñuy wax hypertension artérielle. alors docteur Mounir dina bàyyi ñu ñëw maa ngi lay fay monsieur Diallo di la nuyu également di la gërëm ci invitation bi di nuyu seen internet yëpp ak ñu seetaan et di la féliciter encore ci li ngay wax mbirum médecine ak mbirum cardiologie. d'accord alors docteur tey ñu ñëw waxtaan ci ak yow ci li nga xamante ne mooy hypertension artérielle déjà est-ce que mën nga ñëw ci définition bi. Hypertension artérielle mooy tension bu yéeg ba mu ëpp. ci nit ki loolu hypertension artérielle maintenant bu ñuy wax tension mooy doole bi nekk ci biir sidit yi nga xam ne ci la deret bi di daw ci biir yaram doole boobu mooy tax deret bi di mun a wala ngaan ci yaram bi yëpp mun a dundal cër yëpp doole boobu nag bu ëppee loolu la ñuy tuddee hypertension artérielle. D'accord alors est-ce que mën nga xam origine feebar boobu. Hypertension artérielle origine bi li ko mën a indi bëri na ndaxte tension bi ma la wax léegi dafa am njëriñ ci nit ki ci doomu aadama waaye am na yu bëri yu mën a tax mu ëpp bu ëppee lool mun na lor yaram bi bu ma la koy misaal mu ngi mel ni benn raakool rek ndox mi di daw ci biir raakool bi ndox bi bu ëppee loolu dafay indi hypertension te day tax cër bu nekk doole ndox boobu ci deret bi doole bi day ëpp pour cër bi te loolu moom mooy hypertension artérielle li ko mën a indi nag bëri na nit ki bu fekkee ne duy yëngu lu bëri di toog rek di bañ a yëngu lu bëri loolu mun na tax doole boobu ëpp ba indil ko hypertension artérielle leneen li mooy ñi nga xam ne dañuy faral di lekkin boo xam ne baaxul boo xam ne dafay bëri xorom si bu bëree lool su may wax xorom nag mooy xorom bi mooy aussi lépp loo xam ne mun na indi xorom bu ëppee ci li ñu koy lekkee loolu aussi dafay mun a yombal hypertension artérielle. yu niin yi dafay bu dollee ci hypertension bi day gën a yombal complication yi tension bi mën a indi mais li tax hypertension di ñëw xorom si la ëpp bu fekkee niin bi daf ci yokk nag day mën a indi yeneen xeetum jàngoro ci mbirum xol leneen aussi lu ko mën a indi mooy nit ki nga xam ne dafay jël poids bu bëri lool koo xam ne amuloon yaram mu jékki-jékki di am yaram bu bëri loolu day yombal hypertension artérielle donc yi ko mën a indi bëri na mënuñu wax ne benn bii rek moo koy indi mais benn bu nekk daf koy yombal bu dajaloo nag day gën a yomb leneen li nag mooy nit ki am li tubaab bi wax prédisposition maanaam ci bindam ni ko yàlla bindee dafay yombal tension ñëw ci yaram loolu par exemple ki nga xam ne c'est presque génétique maanaam da ngay gis famille yoo xam ne day yomb hypertension di am ci famille boobu ni leen yàlla bindee la day tax yi ma lim sànq ñàkk yëngu beeg lekkin bu baaxul yooyu bu amee rek famille yooyu hypertension dafay yomb. nit koo xam ne dafay nit ku yaram lay doon. voilà ku am yaram bi day yombal tension dal nit ki moo tax bëri na kuy am yaram am hypertension waaye yooyu yëpp dafay yombal hypertension. d'accord est-ce que jàngoro boobu jàngoro la boo xam ne jàngoro bu ñuy dollante. comme li ma la wax léegi li tubaab di wax une part de génétique dafay am loo xam ne bu ko waajur yi amee day tax nit ki mu gën ko yomb nekkul ne nag bu ko waajur amee rek doomam da koy am mun na ko am comme mun na ko bañ a am mais ki nga xam ne waajuram dafa amee hypertension kooku la tension di gën a yomb par rapport ak ki nga xam ne ay waajuram amuñ tension donc nekkul loo xam ne dañ koy donn par force waaye ki ko am ay doomam day gën a yomb ci ñoom ñu am hypertension. alors docteur ba tey ñu bëgg a xam manifestation wu hypertension artérielle ci doomu aadama nan lay manifesté woo. hypertension ni muy manifesté woo ci doomu aadama balaa ma lay wax ni muy manifesté woo damay bëgg def benn précision. ñu bëri ñu am hypertension amul benn manifestation. ok li ëpp ci ñi am hypertension du feeñ fenn ci seen yaram tant que jëluñ tension maanaam duñ yëg dara ci seen yaram loolu moo tax hypertension nekk lu garaaw. dafa saay lool puisque daf fiy nekk te kenn du ko xam tant que jëluloo tension. d'accord maintenant ci ñenn ñi mun na am ay manifestation bopp bi di métti nga xam ne dafay miir
parfois nopp yi di mel ni luy riir mu mel ni dafay am yu muy dégg ci biir nopp yi fekk kenn waxul parfois aussi si bët yi day mel ni dafay fulu mu mel ni kuy gis ay biddiw bëccëg fekk amul benn biddiw bu fa nekk donc yooyu bëri na lu muy dal nit ki fekk tension moo ko waral mais encore une fois ñu bëri ñi am tension duñu yëg dara bopp bi du metti duñu yëg dara ci seen yaram tant que jëluñ tension bi loolooy gravité am parce que nit da koy am du ko yëg parce que du am benn mandarga ba benn jour rek mu indi complication ñu foog ne dara jotu ko woon fekk tension bi mu ngi fi woon. loolu mooy gravité jàngoro bi. voilà loolooy gravité am nit mun na ko am muy liggéey ci yaram bi di am yu muy yàq ci yaram bi fekk du ko yëg parce que amul manifestation. d'accord maintenant ki nga xam ne dafay am manifestation yi ma la wax léegi kooku day dem ñu seetal ko tension gis ne dafa yéeg faj ko. d'accord alors docteur ba tey ñu gis ne dafa xaw a li nga wax nii dafay dal ñenn ñoo xam ne tam dañoo am hypotension ñu bëgg nga indi leeral ci diggante hypertension ak hypotension. waaw loolu lu am solo la ndaxte hypertension mooy tension bi di yéeg lool. mun a lor lu bëri ci yaram yi xam naa dinañ si ñëw. maintenant hypotension mooy tension buy wàcc lool. tension bi wàcc nag nekkul loo xam ne dafa garaaw ba mun a indil nit ki complication yi hypertension di indi. d'accord du ko indil ay complications yu bëri du laal xol bi du laal yenn yu bëri mais ki amee hypotension boobu maanaam tension bi wàcc mun na ko sonnal di tax muy miir di tax bu amee coono wala mu stressé wala mu am coono bu bëri di miir parfois sax mun na tax bu taxawee mel ni affaire yi day tourner parfois sax mun na ko daaneel loolu hypotension moo koy indi li ñu ko tuddee hypotension ñun sax amul feebar buñ tuddee hypotension parce que jàppee wuñ ko loo xam ne feebar la buñ war a faj parce que dañuy ragal mu indi ay complications ragaluñ ci loolu waaye comme dafay mun a sonnal nit ki di koy indil bopp buy metti di koy indil miir loolu mooy tax ñu mun si jël ay matuwaay pour nit ki bañ a sonn du ko indil complication nag du ko indil lu garaaw du tax mu def crise cardiaque du tax mu def AVC du tax mu def benn malaise yi ñuy wax yu garaaw yi mais mun na ko sonnal dans la vie de tous les jours loolooy hypotension donc ñi amee hypotension dañ xam ne nekkul lu mun a indi accident yooyu ñuy wax mais ki nga xam ne am na ko te mu ngi koy supporter kooku amul lenn luñ koy defar ki nga xam ne nag tension am dafa wàcc te mënu ko supporter di miir ak yu mel noonu kooku mun nañ jël ay matuwaay pour que dundinam gën a neex. parce que en général dafa mel ni su nekkee yow da ngay feebar da nga gaaw a sonn ci la lay dal wala bu nekkee da nga anémie. waaw dafa am feebar yoo xam ne mun nañ wàccee tension. d'accord loolu dañ koy buñ ko jaawale ak ki nga xam ne tension am dafa wàcc rek parce que naturellement tension am dafa wàcc nit ki mel noonu tension am moo wàccee noonu la bindoo loolu amul benn gravité bu si nekk. d'accord waaye ki nga xam ne dafa am feebar bu tax feebar tension bi wàcc kooku dafa feebar il faut ñu faj feebar bi pour tension bi bañati wàcc. mooy ñi am yenn feebaru thyroïde yi am na si yenn yoo xam ne mun na wàccee tension. hypothyroïde yi ak yu mel noonu ñi nga xam ne dañuy am anémie bu bëri lool mun na tax tension bi di wàcc ñooñu anémie bi lañ am dañuy faj anémie bi mu wér donc loolu bokkul ak ki nga xam ne amul feebar yooyu mais tension am rek moo wàcc noonu la bindoo mu ne dama hypotendu kooku nekkul loo xam ne feebar la bu ñuy ragal ak yooyu dañ koy xamal rek ne tension am dafay wàcc mu xam naka lay def moytu coono yu métti ak yooyu bu ko dalee mu toog dallu tension bi ñëwaat. après mu nekkaat à la norme alors normalement ci doomu aadama parce que xam nañ ne bind yi yemul waaye lan mooy température normale wala niveau normal bi nga xam ne tension war na fa toll. waaw tension dañ koy xayma ci appareil bu ñuy wax tensiomètre. mooy loolu ñuy def ci loxo bi di koy pomper muy gonfler. léegi sax am na ay appareil électronique yoo xam ne du amul looy pomper da nga koy teg rek bës bouton mu gonfler bu baax peeraat jox la tension. donc appareil la buy mesurer tension. buñ ko mesurer tension bi ñaari chiffre moo koy wone nit ki tension am dafay yéeg ba am fu mu yegg wàccaat ba fenn yéegaat ba amaat fu mu yegg wàccaat ba fenn fi gën a yéeg benn chiffre lañ koy jox
bi mu gën a wàccee aussi benn chiffre lañ koy jox moo tax ñaari chiffre la ñuy xaymaa tension buñ la jëlelee tension ñu ne la sa tension mu ngi 12,7 exemple la wala ñu ne la mu ngi 13,8 exemple la yooyu pour mesurer tension donc ñaari chiffre mooy mesurer tension maintenant nit ki nga xam ne am na fukki at ak juróom-ñett tension am warul mat 14 bi ci suuf warul mat 9 wala ñu ne la 140 90 tension mun nga ko wax en centimètre comme mun nga ko wax en millimètre. D'accord. boo ko waxee en centimètre nga joxe exemple 14 9 boo ko waxee en millimètre nga joxe exemple 140 90 warul mat foofu pour nit ki am fukki at ak juróom-ñett jëm ko bu matee 14 rek wala 140 mu ngi dugg ci hypertension 14 9 bi ci suuf bu matee 9 rek mu ngi dugg ci hypertension donc 14 9 la tension bi warul mat. D'accord. waaw médecin yi di ko wax 140 90. maanaam ba 13 normal na. ba boobu normal. ba 10 normal na. normal na. D'accord mais bu wàccee dafay bu nekkee wàcc na en dessous de 9 maanaam foofu hypotension dafay ñëw taxaw. nit ki nga xam ne jërul garab buy wàccee tension am amul lenn lu muy jël amul feebar bu tax tension bi wàcc. bu dee bindam rek moo bindoo tension wam wàcc. même bu demee ba 9 wala 10 amul problème tant que indiwul ay mandarga ci moom. moo tax ma ne la tension bu wàcc. nit ki bañ ko supporter rek mooy tax ñu am ay matuwaay yu ñu jël. waaye ki am tension 9 miirul deful dara ñun dañ naan alhamdulilah parce que sori na lool hypertension. D'accord. Hypertension boo ko soree rek mooy li gën a baax. D'accord ñu ñëwaat ci question bi ma la waxoon sànq mooy manifestation nee nga du manifesté wu loolu mooy li nga xamante ne moo tax feebar bi doy waar waaye dinañ dem ba stade boo xamante ne nag boobaa dafay feeñ carrément. ki nga xam ne dafa amee tension amul benn problème bu mu ko indil laalul benn complication tension bi mun na bañ a yëg lenn. am na ñoo xam ne tamit dañ koy yëg mooy li ma la wax sànq. bopp bi di méttee nopp yeeg riir yu mel noonu maintenant. même ki ko yëgul gravité tension mooy ay accident yu mu ko mën a indi. D'accord. accident yooyu mooy complication yi nit ñi di ragal dafa am ay cër yu bëri yoo xam ne tension daf koy jàpp mu indi complication cër yooyu xol bi ci la bokk tension bi dafay ñëw laal xol bi. daaneel ko ba xol bi am problème yu mag problème yi mun a def ci xol bi bëri na lool mat na ay fukki problème yu mun a def ci xol bi. D'accord muy risque yi dinañ ci ñëw après. benn bu ci nekk lu garaaw la mais pour mandarga yi nga wax. li ëpp ci nit ñi duñ yëg tension. ki nga xam ne yëgu ko nag moom tension bi boobu méttiwul bopp beeg noonu. day continuer ak tension bi. saa yu ko yëgee rek dafa fekk mu indil ko complication. D'accord. moo tax waruñ xaar bay yëg dara ku ci nekk war nga xam sa tension fu mu toll. D'accord alors y a-t-il un âge boo xamante ne ni boo ko amee tu peux être hypertendu. nit buy màgg. xam nga tension nee naa la doole bi nekk ci biir sidit yi artères yi moom mooy ëpp bu nit di màgg cëram yi dañuy màgget. D'accord. moo tax booy gën di màgget rek artères yi dañu rigide. dootuñ amati souplesse boobu ñu am le fait que artères yi di màgget day tax tension bi yéeg moo tax booy gën di nekk jëm mag rek tension da lay gën a yomb. moo tax ku dem ba jëm mag tension bi day mun na commencer yéeg ba indil ko hypertension même bu fekkoon yeneen amul moo tax kuy jëm mag rek war a xool sa tension. d'habitude toll ci 30 ans jëm kaw wala. waaw ku am 30 ans jëm kaw rek war nga seet sa tension nga xam ndax yéeg na wala yéegul parce que li muy dal xale yi bëriwul. ok tension li muy dal ku amul ñaar fukki at bëriwul. à moins que mu am poids. du mu am poids loolu sax liy dal mag yi lay nekk. mais ki nga xam ne. xale la bu ko tension am yéegee li ci ëpp benn feebar moo koy indi am na feebar yoo xam ne day dal nit ki yéegal tension bi tension boobu régler ko mooy nga régler feebar bi jàpp nit ki yooyu yéen benn xeet la loolu bëriwul xale yi am tension bëriwul ku ko am rek day fekk beneen feebar la ay tumeur ak yeneen mu jàpp rein yi ak yu mel noonu nga xam ne dañuy opérer loolu tension bi jeex na loolu bokkul ak ñi nga xam ne mag ñi la mooy tension bi ma wax léegi nga xam ne ñàkk yëngu beeg lekkin bu bëri xorom ak prédisposition bi. yooyu moo koy ci lekk bi nga wax léegi nii yan xeetu lekk mooy favoriser li nga xamante ne mooy indi jàngoro tension hyper. tension li ci jiitu li koy indi mooy xorom si mooy li jiitu liy indi hypertension
képp koo gis muy lekk xorom su bëri tension daf koy yomba dal. d'accord. bu njëkk ba sax am na ay gox yoo xam ne ci àdduna bi gox yoo xam ne duñ lekk xorom lu bëri ñooñu kenn amu ko woon tension waaye léegi daanaka gox yooyu amatul. dëgg la. léegi foo mënta dem li ñu lekk ci xorom day bëri. donc xorom soosu mooy yombal hypertension. d'accord. donc leneen li mooy ñàkk yëngu. ok nga wax sànq boo dul yëngu doo bouger lu bëri di toog rek doo dox doo def dara tension da lay gën a yomb. d'accord. donc yooyu luy gën a yombal hypertension la ci nit ñi actuellement li gën a yombal tension si ñun mooy Sénégal muy yeneen dëkk yi ñàkk yëngu bi la ak lekkin bu bon bi. d'accord. moo tax tension maanaam bëri lool yenn bouillon yi aussi. bouillon yi dafa bëri xorom. dafa bëri xorom. donc xorom si may wax noonu foofu lañ koy dugal. d'accord. foofu lañ koy dugal day yokk xorom si yombal tension. moo tax ñuy éviter lépp lu mun a indi xorom su bëri si lekk bi rek. ceeb bi ñuy lekk ak gomm yi tamit est-ce que du koy indi. xam nga ceeb bi bu dee ceeb bi rek sax daanaka garaawul waaye liñ koy booleel ak li muy àndal ak niñ koy toggee loolu mooy problème. d'accord. ceeb bi day bëri du bëri légume. mu bëri yu niin bëri lu am xorom te léegi yu bëri dañ ko siy boole. c'est damay gis des fois yoo xam ne moom c'est insolite ñu koy boole ci togg bi moo tax. feebar yooyu soo mbokk ndawee ni ñoom dañuy jaxase yëpp ci biir ceeb bi. yëpp lañ ci def loo xam ne man mosuma ko woon a gis ci ceeb mais léegi. dañ ko siy auparavant boole. effectivement. voilà donc lekkin boobu war nañ ko sellal. pour d'accord. gën a mun a éviter hypertension. surtout fii Sénégal. surtout Sénégal parce que am nañ imagination bu baax ci togg mais des fois dañ ciy def lu ëpp donc munoon nañ di gën a wàññi xorom si di gën a wàññi lépp lu mun a indi xorom ci toggin bi ci lekkin bi dina tax hypertension bañ yëngatu bi ngeen di wax tout le temps est-ce que nekkul mooy tax ngeen di wax ne nañuy def sport lu bari. waaw loolu mooy tax ñu bëgg nit ñi di yëngu nañ def activité bëri na ki bëgg a def sport mun na dem defi sport ki nga xam ne bëggul dem defi sport yëngu bu mu def baax na di marche mooy yëngu bi gën a yomb te dafa baax ci li nga xam ne day moytuloo nit ñi hypertension ki bëgg a def vélo mun na def vélo ki bëgg a dem doxi ci plage bi bu dee jege na ko mu dem ki nga xam ne bëgg na wër koñ bi mu dox wër koñ bi maanaam mu def activité rek. activité bu la neex mun nga ko def ki nga xam ne dafa bëgg a dem fii mu dem ci géej gi fii ku si nekk activité boo mën a def nga def ko te activité yooyu ñëpp mun nañ ko def même ki nga xam ne màgget la mun na def activité ki nekk ndaw mun na def activité liñ soxla rek mooy mu nekk loo xam ne dafay régulier mu bañ a nekk nga ne def naa marche tey ma bàyyiwaat ba semaine prochaine ma defaat marche bi dafa war a nekk chaque jour boo ko mënul def chaque jour semaine bi mu am ñetti fan wala ñeenti fan yoo xam ne di nga ko def. mais bu régulier wul lan la mën a indi. bu régulier wul du am njëriñ. ok parce que liñ soxla kiy def marche mooy mu am njëriñ ci yaram bi tax ba tension bi du yéeg tax ba sidit yi di noyyi bu baax tax ba deret bi di circuler bu baax normalement tax ba cerveau bi di oxygéné bu baax tax ba nit ki mun a nelaw bu baax dina tax ba nit ki buy lekkee mu mun a digérer bu baax activité li muy def ci nit ki lenn mënu ko def li activité mun a indil nit ki ci wér-gu-yaramam amul lenn lu ko mun a indil nit du garab bu ko mun a indi du leneen lu ko mën a indi moo tax activité mooy li gën a am solo ci nit ki boo ko booleeg ni muy lekkee moo tax activité physique boobu même ki amul hypertension daf ko war di def parce que dafay protéger yaram bi cœur bi moo ma intéressé ak sidit yi mais noonu la baaxee ci yeneen cër yëpp d'accord donc activité vraiment mooy li nga xam ne moom la ñëpp war a def d'accord te comme hypertension la ñuy wax mooy li jiitu ci li mun a moytuloo nit ki hypertension artérielle. d'accord alors balaa ñuy ñëw ci relation bi nga xamante ne maanaam hypertension artérielle dina ko def ci xol bi risques yi dañu bëgg déjà nga ñëw ci risques yi nga xamante ne hypertension dina ko def ci yaram bi yëpp déjà. waaw ci yaram bi bu hypertension amee xol bi day am problème. mun na ko jàppin yu bëri rein yi dafay am problème. ok te rein mooy roño yi mooy li nga xam ne mooy segg deret bi nekk ci nit ki. hypertension day jàpp rein yi ba mu am problème dootul mun a def liggéeyam loolu lañ tuddee insuffisance rénale. mooy bu màggee ba am fu mu toll day soxla dialyse. mooy dialyse yi ngay dégg yi si bëri hypertension moo ko indi. kon hypertension dafay ubbil buntu yeneen jàngoro ñu dugg si. loolu mooy gravité xol bi
rein yi comme ni nga wax li ngay gis ñuy wax insuffisance rénale li ëpp si insuffisance rénale yi fii hypertension ak diabète ñoo ko indi. ok donc hypertension day jàpp rein indi problème yu bëri. ak ñi am cardiaque aussi. voilà mooy problème xol yi ñu waxoon léegi. cardiaque yu façon yu bëri. muy crise cardiaque muy xol bi rëy lool ba dootul def liggéeyam. muy xol bi néew kattan lool mooy insuffisance cardiaque ba dootul mën a def liggéeyam. wala mu funki hypertrophie ventriculaire gauche donc problème yu bëri ci xol bi hypertension daf ko mën a indi wala mu tax ba artères yi bouché. ok artère xol bi bu bouché moom la nit ñi di wax crise cardiaque hypertension daf koy indi. artère xol bi mun na bañ a bouché mais hypertension bi jàpp yuur yi mooy cerveau bi te bu fekkee ne artères yi nekk ci yuur bi dafa bouché loolu mooy AVC. d'accord accident vasculaire cérébral. ok nit ki paralysé li ko indi mooy dafa am artère bu nekk ci bopp bi. bu répondre ok mu bouché wala mu kalaate. ok ñaar yooyu la hypertension di indi benn bu ci nekk dafay indi AVC AVC yu bëri hypertension moo ko indi te AVC bu dalee nit dafay paralysé. benn côté bi. donc xol bi day souffrir. yuur yi dafay souffrir ci hypertension. cerveau bi rein yi day souffrir ci hypertension même sidit yi seen bopp da gis tànk yi par exemple sidit yi dem ba bouché ci tànk yi nga xam ne tànk bi dootul mën a ti dund bu boobaa dafay nécrosé dañ koy amputé donc amputation yoo xam ne sidit bee bouché hypertension mën na ko indi. loolu yooyu yëpp hypertension da koy indi. bokkul nag ak bi nga xam ne mën na indil loraange ñi nga xam ne jigéen ñu wérul la yoo xam ne dañu am hypertension donc foofu yëpp hypertension dégâts yooyu yëpp lay def. alors ci jigéen yu wérul yi aussi intéressé na ma bëgg naa nga ñëw foofu pour ñu xam risques yi nga xamante ne mën na ko indi. hypertension mën na jàpp koo xam ne dafa ëmb lor. loolu ci ñetti weer yu mujj yi la koy gën a faral di dal. d'accord bu tension bi commencé di yéeg ci ñetti weer yu mujj yi wala muy waaj a matu tension bi commencé di yéeg ba indi problème. wala mun na fekk moment bi muy matoo boobu la hypertension bi di indi wala parfois aussi day matu rek. hypertension bi yéeg indil ko problème donc yooyu moom la ñu wax toxémie gravidique. d'accord mun na indil li tubaab di wax pré-éclampsie mooy tension bi dafa yéeg lool ba commencé jàpp roñoon loolu day lor jigéen wérul mais dafay lor aussi ki mu ëmb. nga xam ne dañuy obligé opérer ko pour mun ko muccal moom ak doomam wala mu indil ko éclampsie nga xam ne dafay am ay crise convulsive nit ñi naan dafay say ñenn ñi ne seytaane la ñenn ñi leneen la fekk tension bee yéeg ba koy indil loolu. buñ ko traité def ko opération césarienne problème bi réglé mais mun na lor nit ki mun na lor ki mu ëmb moo tax ku am ëmb dañuy surveiller tension bi bu baax buy waaj a matu aussi bu duggee ci trimestre bu mujj bi ñetti weer yu mujj yi rek dañuy surveiller tension bi bu baax donc yooyu yëpp ay gravité la yu mun a dal ay nit ci mbirum hypertension. ba tey ci mbirum hypertension parce que da ngay gis yenn saa yi koo xamante ne daaneel na ko dem ba dafay muur xel bi. waaw yooyu bokk na ci li gën a garaaw ci hypertension mun na dem ba joxe encéphalopathie maanaam yuur bi li mu war a dundal ni mu war a dundee du ko dund te bu boobaa yuur bi dootu def liggéeyam te yuur mooy tax nit ki am xelam. d'accord di mun a raisonner di mun a réfléchir des fois tension bi mun na jàpp yuur bi ba dootul indi lu mel noonu. surtout bu fekkee ne ku mag la ba yegg ci yenn âge yi. tension bi mun na tax ba dootul ànd ak sagoom dootul ànd ak xelam ba des fois muy def yoo xam ne dañ naan day naax fekk réellement du naax bee indi lool peut-être at yi am na ci mais tension bi moo tax mu jàpp lool ba muy wax yoo xam ne yenewul maanaa des fois sax nit ñi mun nañ reetaan ak yooyu fekk tension bi mun na indi. mais loolu est-ce que dina dal xale. docteur tension bëriwul li muy dal xale yi tension yi leen di dal. loolu du tension bi mooy problème mais feebar bu fa nekk ba yéegal tension la. bu boobaa feebar boobu la ñuy faj tension bi réglé mais ñi nga xam ne mag yi la ñooy am réellement li ñuy wax tension. mais aussi am na ay garab yoo xamante ne sama genre gi yenn saa yi nga sonn bëgg nelaw mënoo nelaw am insomnie nga koy jël maintenant loolu bu nekkee da nga koy faral di ko jël est-ce que du am lu mu répercuté ci. waaw yooyu am na ci yu bëri yu mun a wàccee tension mais garab yi nga xam ne mun da koy wàccee garab yi mun a yéegal tension aussi am na te bëri na yi ñu ci mun a lim mooy yi nga xam ne ay hormones la. hormone oestrogène hormone progestative te li garab yi ëpp yu am hormone yooyu mooy garab yi ñu jël pour contraception
d'accord moo tax avant nit ñi di def contraception dañuy vérifier tension bu fekkee amul hypertension ñu xam ne mun na ko jël bu fekkee ne aussi mu ngi jël garab yooyu tension bi yéeg ñu xam ne nit ki garab yi jigu ko daf ko indil tension. non je veux dire garab yi nga xam ne dañuy nelawloo waate maanaam garab yoo xam ne dalay may poids yenn saa yi nga garabu appétit yi est-ce que du loolu tamit du perturber tension bi. yooyu am na si yenn si yooyu yoo xam ne mun na indi problème ci xol bi si boppam. du affaire tension bi si boppam. mais problème mu xol bi ci boppam. d'accord moo tax balaa ngay jël yenn garab yi il faut que. nga dem consulter médecin bindal la ko. moo tax yenn automédication yu bëri dafay indi ay problème yooyu ngay wax am na ci yoo xam ne dafay wàccee tension am yoo xam ne mun na indi problème ci xol bi ça dépend ci nit ki naka la bindoo ak lan moo nekk ci yaram yi ak yenn trouble la am yoo xam ne mun na tax ba garab yooyu indil ko problème. donc moo tax garab booy jël rek na nga ci laaj conseil même bu fekkee ne gisoo médecin. yenn garab yi en vente libre la mais pharmaciens yi nekk ci pharmacie yi ku leen laaj dinañ la jox ay conseils ci garab yi nga war a jël moo tax kuy dem di jëndi garab sax war nga laaj pharmacien bi mu jox la avis wam bu fekkee ne amul benn médecin bu la ko digal parce que ñoom xam nañ bu baax garab yi xam nañ ni ñu koy war a jëlee. d'accord docteur balaa ñoo tëjee ci fi nga xamante ne mooy nan la ñuy éviter hypertension est-ce que mën nañ xam taux de prévalence bi fii. Hypertension daanaka mën nañu wax ne mooy feebar bi gën a bëri ci àdduna bi yépp mooy feebar. Sénégal moom da cee raw dafa mel ni ci gën a bëri Sénégal aussi si la bokk. d'accord te daf fi bëri lool daanaka ñetti nit yoo gis ci ñi am xam ne am nañ 18 ans jëm kaw. ñetti nit ñoo gis kenn ki am na hypertension. prévalence bi c'est 29,8% au Sénégal c'est presque un tiers donc ñetti nit ñoo gis. kenn ki am na hypertension mun nañ ko wax loolu boo xoolee Sénégal ñaata nit lañ ñu ngi ci 16 dem 17 millions boo xoolee ñi ci nekk mag tiers bi am nañ hypertension donc ay millions ngi nit ñu bëri ñoo nekk Sénégal amee hypertension mooy feebar bi gën a bëri fii moo gën a bëri sida moo gën a bëri tuberculose moo gën a bëri yeneen yëpp feebar yu garaaw yëpp yi nga fiy gis yoo xam ne dañ ko war a faj dañ ko war a toppatoo mais hypertension moo leen gën a bëri te mooy gën a indi lu muy lor moo tax war nañ ko toppatoo bu baax également. d'accord léegi docteur nan la ñu mën a éviter hypertension pour. li mun a éviter hypertension yëngu la éviter li koy indi mooy di yëngu di am activité. nit koo gis war na am activité. bu dee liggéey bi tax na ngay yëngu lu bëri di bouger di dox di jaabante lu baax la ça veut dire que am nga activité. bu fekkee liggéey bi da ngay toog rek bu boobaa nga xam ne war nga di dem. di dox def sport ok. pendant 30 minutes wala lu ko ëpp nga def ko boo ko mënul def chaque jour nga def ko ñetti fan wala ñeenti fan chaque semaine loolu mooy benn am activité te activité nag lu la neex nga def activité na nga bouger rek lu bëri. leneen li mooy lekkin bi li jiitu mooy ñu wàññi xorom si ku si nekk booy natt mun nga wax ne li may jël ci xorom si bés bi warul mat kudd xorom waru ko ëpp. bu dee ñett lañ ci kër gi bu dee juróom lañ ci kër gi li ñuy toggee warul dépasser juróomi kudd ci bés bi xorom donc xorom si dafa war a wàññeeku yeneen yi war a yokk xorom yépp boo ko si yokkee aussi xam nga ne gën nga yokk xorom bi te gën nga yombal hypertension lekkin bi aussi xorom si warul bëri mais yeneen yu niin yépp dañ ko war a wàññi. et puis boo lekkee xorom aussi mën nga bañ a lekk xorom rek tëdd mën nga lekk xorom def tuuti activité. voilà yooyu dafa baax activité dafa baax te lekk rek tëdd baaxul. waruñ di yéex a reer trop war nañ reer mu mat au moins 2 heures de temps balaa ngay tëdd. te muy bañ di diis. donc xorom si day wàññeeku ba pare li gën a bëri si li ñuy lekk mooy mu am ay légumes yu bëri. légumes nag buñ ko waxee légumes yëpp la ku nekk dëkk bi nga nekk légumes yi fa gën a bëri moom nga war a di dundee. d'accord fruits yi même chose bu ñuy wax fruits nekkul pomme ak orange rek la ñuy wax fruits lépp ay fruits ay dimb tool loolu yëpp ay fruits la ku si nekk fi nga nekk fruits yi fa gën a bëri loolu nga war di gën a bëri looy dundee donc fruits yi war na bëri xorom si war na wàññeeku légumes yi war na bëri. d'accord te ñuy yëngu lu bëri na. alors merci docteur ñu ngi lay remercier. di la bàyyi nga remercier internautes yi. waaw maa ngi leen di remercier di la remercier
di remercier internautes yëpp di leen wax aussi ngeen moytu hypertension bu baax te moytu ko mooy am activité di lekkin bu baax voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant. D'accord alors mu ngi noonu ñu ñëwoon gis docteur Mounir Dia mu indi ay leeral ci loolu nga xamante ne mooy jàngoro bu doy waar boobu di hypertension artérielle gis ngeen loolu mu ci wax li mu ci tere ak li nga xamante ne moo koy causé ak vraiment li nga xamante ne yëpp ñoo koy waral mu ngi noonu mieux vaut prévenir que guérir. Je vous donne rendez-vous bientôt ci seen beneen numéro di remercier équipe technique bu ñu àndaloon Sow moo ko jiite ak ñëpp ñu mu ci àndal waaye aussi de remercier Bachou Coiffure écritel bi dina jàll ci suuf merci beaucoup à bientôt au revoir.